mbégte dellu siwaat ci plateau bi di dalal Djiby Guissé muy dalal ganam Djiby Guissé mooy suñu consultant en art culture et musique salaamaaleykum. salaamaaleykum maaleykum salaam. mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla sant yàlla. sa gan gi musóoram bi neex na ma de. gis nga de suñu kii bi suñu lingeer bi. sa gan gi musóoram gi saf na ma ndax musóor gi macha allah ndax musóor gi jox na ma Marie Madeleine Diallo ca Ndar Diop. non bub sa nag. bub sa dal nga ci quoi. dal naa ci de. tey dañu am ndaanaan la ñu am. moo tax ma ne ko sax lingeer. lingeer ci ñaari wàll. mooy ci métier bu mu nekk métier art bi. maanaam théâtre bi ak cinéma bi daf ci def loo xam ne wane na ci jàlloore. macha allah muy Ndeye Mour Ndiaye ba pare nag am fu mu génnee. te dafa génne tey Marie Madeleine la génne. moo tax nga ne moo tax mën a lingeer. Ndeye Mour ziar nañ la ñu ngi lay nuyu di la ziar. mais Ndeye Mour doy la ziar mais liñ koy gis mu reetaan bariwut. bariwul. pourtant damay ree rek. non personnalité bee bari mais ci liggéey bi. li ngay ree bariwut. wala rôle yi la. noo def. maa ngi sant yàlla bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi nuyu képp koo xam ne présentement mu mooy seetaan ITV di la nuyu yow Boubacar yow bi ma dalal. ndeysaan di nuyu Djiby nga xam ne moom itam sama càmmiñ la. ndeysaan waaw xam nga bàyyi leen li ngeen wax ay Marie Madeleine bu ma musóoroo nii war naa mën a ne. waa dëgg la waaw attention bi muy ñëw daaray Kocc nag maa ko dalal. yaa ko gis ben oui. Marie Madeleine jaar na daaray Kocc. waaw joué nañoo ak moom benn pièce boo xam ne dañ ko am appel mu ñëw. oui. waaw ci affaire planning familial bi. man ñun pour ñun moom foofu rek la nekk. non foofu la nekk. mais xam nga amante nañ jàmm nag quand même. dëgg la te xam nga temps boobu Cheikh xam nga Médine comme tout bon médinois. dafay lëkkale. dëgg la da ko jëli mu ñëw bi daaray Kocc ñu joué boobu. ñu ñëwee foofu. man maa ci doon doomam maa ko dalal nag yàgg naa ci nag. dëgg la dëgg la macha allah du ma ci xale nag. macha allah macha allah Djiby xanaa kay laaj bu njëkk bi rek mooy li nga xam ni moom moo di. métier bi nga xam ni moom lay def di métier bi nga xam ni acteur la wala bokk actrice la wala bokk métier maanaam télévision la mu bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ndaw ñi nga xam ni ñoom ñoo ci njëkk fés di ko laaj maanaam jamono yooyu bokkoon ci loolu nekkul woon lu yomb. pas du tout yombul woon non yombul woon ndax xam nga léegi ku mu neex ne manifester ne man je suis artiste comédien wala musicien wala yooyu. mais il fut des temps kenn ñemewu ko woon. kenn ñemewu ko woon. parce que dañ doon wax ne artistes yi bon dañu bëgg a bon moo tax. xam nga ay naankatu sàngara lañu ay tukkatu yàmba jigéen ñi ay jaaykatu seen bopp lañu. xam nga yooyu fi amoon. mais dañ ko fighting toog di ko fighting di muñ ba baliser tey le chemin ba nga xamante ne tey ñu bëri bëgg nañ doon ay artistes ah. dëgg la. ah oui da ngeen xàll yoon wi. dañ ko xàll nag dañoo serrer la ceinture. Oui. te jamono yooyu amul woon fay boo xam ni di nga ci mën a def dara. boo ko teg maa bañ a reetaan. déet damay non attends xam nga ñun. passion moo ñu ci dugal. waaw xam nga passion boobu moo tax sax tey jii ñun moo ñu fi teg ba léegi daal. ndax xam nga nit ki li ngay def te bëgg ko bokkul ak li nga xamante ne da nga koy def ngir wàll yaan rek ndax dégg nga ci dara. du benn. ñun bi ñuy def loolu amuñ ci woon dërëm ndax y avait une seule télévision du dëgg xam nga tey jii ñu ngi toog ci studio bi caméraman bi sax sonn. tu vois mais gars yooyu nga xamante ne ñoo xàll yoon bi mais seen caméra yi ay 15 kilos plus wala plus la daan kii waaw ñu di ko gàddu. di muñ ñun tamit bon daan nañ tourner pièce yoo xamante ne di nga toog 1 an duñ la fay. ba beneen ñëwaat duñ la fay mais tu ne dis rien parce que yow tu le fais par passion. da nga ko bëgg waaw. mais nag nekk na loo xamante ne expérience bu baax la ndax tax na ba tey jii xam nga dara fëkkuñu. génération boobu dara fëkkuñu. lu ñëw def ñu ci fekk daal. mais Boubacar man li ma ko bëgg a laaj boo xoolee boo bëgg léegi li muy nettali nii mu ne di nga toog lu yàgg duñ la fay dem na ba ne 1 an nga xam ne milieu bi boobu léegi. te man su ma xoolee ni Ndeye Mour dafa may fàttali ay Issa Niang li mu toog ni Issa Niang laa njëkk a xalaat. Issa Niang bu théâtre national Daniel Sorano. c'était na ko yàlla yërëm moo nekkoon jabaru Pape Seck. Pape Seck Dagana waaw. ak wala Asi Dieng Ba. te xam nga c'est-à-dire que li may wax xaw na yàgg tuuti. instant bi ak boobu lan nga ban sentiment nga am ci métier. waaw xam nga ñooñu tam approché naa leen quand même. waaw ndax samay grande sœur lañu. et puis ñu bokk xam nga nit dina la mag. ngeen bokk benn mbir maanaam benn conception de vie wala de vue ndax man dama nekk nit koo xamante ne dama bëgg teint noir xam nga te Awa Sène Sarr noonu la mel
Issa noonu la meloon Asi noonu la meloon xam nga ñu nekk ay nit ñoo xamante ni dama daan waxtaan ak ñoom quand même waaw di approché naa leen tuuti ci jeu wu pièce li ngay joué li ngeen doon joué jamono yooyu mën na laa topp ci sa giiru dund je donne l'exemple de Apollo ki ko joué loolu topp na ko parce que dafa dugg ci personnage bi dëgg la kii di Guelwaar ki joué Guelwaar góor gi bi ma demee Médina toog di waxtaan ak moom Thierno Ndiaye bi mu amulee accent séeréer dama jaaxle parce que dafa dugg ci personnage bi dëgg la yow xaaral ma wan la ñu xool maas benn image dëgg la waa dëkk bi ñëpp tàngaf waaye kenn mënu ko jële toog xam nga lu ma la yëgal laggal jëlal paan bi ta lag yaay ci pajal ba léegi maa ngi ma fa jële dara xam nga ay lay la laaw dëkk bu amul ndox amul pepp amul dara waa doom nu ñuy def ah yaay yow laa ko doon laaj lu ñu taali amu fi te fàtte naa ko ci pajab jugoon naa pour boj dugub waaye pepp dugub nekk loolu kañ dem xam na jaru maa wax xam nga nu ñuy def jëlal mbaam mi ci wane wi dal di ko takk léegi lagg ba sa dëkku yaakaar bi ah yaay mbaam xanaa da nga fàtte ndox ak pepp la kon day tuuru waaw dawal gaaw laggal nga ne ko sama yaay nee na dëkk bi amul ndox amul pepp na ma may pepp ak ndox dimbali ma gaaw doom nafi taala gu ñu de doom waaw be yaa ngi it ñaanu na cay Il en fut ainsi tous les 15 jours, jusqu'au moment où le diable entra dans la danse. Jusqu'au moment où le diable entra dans la danse. Net sa yaay. teen bi gënoon la fee dégg mu rootaaleel ma rootaaleel ko. xam nga lii ma seetaanaat mais dagguma la. waaw gis nga accoutrement bi. waaw tu vois village waaw. lii ñu ngi ko tourné au village de Diass. yàgg na tamit yàgg na. boobu Diass kenn xëccoo ko nii tey boobu metti na. lii ci naaj bu tàng lañ doon daw mu metti torop. mais man lii seetaan naa ko boobu si yàggul seetaan naa man yàggul pièce bi. man je me suis dit intérieurement. ba ñu jëlee def téléphone ba léegi defaguñ fi mel ni. et ça parle de virginité. ah oui c'est important. mooy li ma lay wax. tey situation bi on parle de aujourd'hui de quoi. situation politique bi. mooy actualité bi. waaw xam nga ñun li nga xam ne dañ ko war a def tey yëpp ñun dañ ko teel a def. mooy li ma wax ci benn interview temps yii passé dama leen ne man dama teel a assumer accepter un rôle. ndax tey am na ay comédiennes yu bëri yoo xam ne léegi ñu ngi jouer ay rôles yoo xam ne au temps de Daaray Kocc elle n'osait pas. bu ñu leen ko proposé woon Cheikh Diane Diop elle disait que ne ñoom du ñu def loolu parce que seen famille nangam xam nga wala dañ leen koy xoole wala dañ leen koy toppee man je me dis que ne nit liggéeyam man j'assume. J'ai assumé à l'âge de 14 ans et jusqu'à présent macha allah j'assume la ma nekkee woon di interpréter rôle yooyu. ba tey jii samay nawle fekk ma ci osé ko tey en 2020 2021. kon macha allah maa ngi sant yàlla. xam nga mënoon na yow ci comédienne. ba pare ñu ne la defal rôle bii nga ne toujours rek da nga war a bien da nga war a toujours di sañse da nga war a baax bu ñu la nee par exemple defal comme nii xale bi def lii tu dis non loolu c'est pas un comédien une comédienne. loolu du rôle am. loolu du rôle am. man dama teel a accepté macha allah xam nga Médina j'étais bien entouré quand même. parce que Cheikh Diane Diop il était là-bas Iboulaye il était là-bas ñoo ma yar bi may judd seen kanam et tout xam nga je crois que la Médina bon c'est le cœur de l'art culturel hein. mais li la bëgg sa wax question bi. est-ce que rôle bi du la topp après. non man ça ne me gêne pas du tout parce que j'ai interprété benn rôle boo xamante ne la dame bon Ndeye Mour bi nekk foofu la comédienne mu ci dóor yaayam xam nga te man ku ma xam-xam ne ni ma mel ak yaay.
du dëgg. dama wone ni lii am na ñu doon jingat ak yooyu mais xam nga boo nekkee ci dëgg yàlla mooy ànd ak yow. bon parce que dañ ko wane affaire bi un mardi je me rappelle alors on est resté même pas deux mardis de suite mu am benn dame boo xamante ne dóor na yaayam dans la banlieue lu tax parce que dafa ne yaayam na ko jox mu jënd omo pour fóotal doomam yaayam bañ kon xam nga avenir jox na ma raison. te loolu am na fi fu nit di terale yaayam nit di toroxal yaayam mais nag du benn de. du benn macha allah. aujourd'hui série yi dañu tuuru ci réew mi. mu nekk beneen approche bu bees ak yéen ni ngeen doon liggéeyee. d'ailleurs temps bi ngeen ko doon jox bind bi ngeen ko doon jox scénario bi ngeen ko doon jox éclairage bi ngeen ko doon jox lépp li nga xam ne noonu ngeen si def du loolu léegi il faut que mu gaaw parce que c'est vraiment beaucoup de fast food à faire parce que dañ ko war a jaay dañ ko war a génnee. dañ ko war a jaay rapidement dafa war a génn rapidement dañu war a am xaalis rapidement comment est-ce que tu vis ces deux plateaux là plateau bi nga xam ni il y a de cela 20 ans da ngeen doon sonn dem ba ci village bi tourner fa. ak plateau bi nga xam ne lépp se fait aujourd'hui en ville autour d'une famille aisée et tout comment est-ce que vous vivez ça? Man j'ai pas de problème d'interprétation pour un rôle. J'ai pas de problème. Parce que série yi tamit quoi qu'on puisse dire tax na un peu ñu avancer tamit. oui xam nga parce que dans les temps on ne parlait pas français olof rek lañ doon wax. muy benn deuxièmement bi mooy Sénégal kenn daaw ko tudd ci yooyu dañ daan dans les pays de la sous-région par exemple ay Côte d'Ivoire Cameroun yooyu xam nga yooyu lañ daan tudd mais tey jii nous sommes au devant de la scène. oui tey moom. macha allah bon man awma ci problème. parce que ñun ki nga xamante ne moo ñu yar mu Cheikh Diane Diop. daf ñu formé ci lépp tout bu dee filmer mun nañ filmer ñi mu yar ñëpp mun nañ jël son ba pare mun nañ def éclairage waaw moom yëpp la lay formé ba nga xamante ne foo demee doo am problème et puis dafa am loo xam ne il faut qu'on le dise daal ndax dëgg du romb bi nopp ñun ñu ngi sant yàlla ñi nga xamante ne jaar nañ ci loxo koo xamante ne xam na bu baax li muy def di ba pare def na ci yow loo xam ne mentalement tu es prêt wala tu es prête mentalement moom bu fekkente ne yow da nga nekk ak yeneen comédien ñoom bu fekkente ne amuñ lu ñuy tiit ci yow amoo looy tiit parce que tu es prêt tu es bien préparé ci lépp déjà maa ngi wax ak yow mais prise de vue yi nga xamante ne ñu ma koy def yëpp xam naa ko dama koy yombalal ki nga xam ne moo koy liggéey. dëgg la am naa ko. dëgg la te duma ko xool. parce que jàngal nañ ma loolu. dëgg la bu fekkente ne yow tamit yaa ngi ci biir kii nu tudd ci yaa ngi def benn rôle boo xamante ne ñeneen ñoo xam ne ni nga ko waxee nii ñu bees la ñoom ñooy am problème mais yow doo am problème xanaa nga laabiire leen rek nga laabiire leen. ndax man nag maa ngi sant yàlla macha allah ndax présentement nii tey laa tourné wul mais depuis le premier maa ngi ci tournage boo xamante ne ak Marodi di ngeen gis Ndeye Mou ci beneen facette. incha allah waaw incha allah mais xale yi nga xam ne yaa ngi tourné ak ñoom tamit da nga leen di jàppale waale aussi. ci waaw mais waa c'est normal nag. parce que ñoom ils ont compris maintenant loolu. les producteurs. ndax xam nga bul ne rek kii dootul nekk jeune fille. mag la peut-être wala am na loo xam ne ni ma bëggee woon mu daan ma ko defal. il rêvait de ça quand il était jeune maintenant elle ne peut plus le faire. Il y a des jeunes qui sont là mais au moins ils ont eu l'expérience xam nga nekk léegi naa ñëw indi les anciennes ñi nga xam ne kat am nañ expérience dañ mën a encadrer xale yi xam nga boo gisee léegi série yëpp tu vois Lamine Ndiaye xam nga Marème Nia Rokhaya Nia Dieynaba Diallo tu me vois après voilà et puis xale yi dañuy laaj tam c'est une famille parce que Marodi vraiment c'est une famille quand même même si tu ne tournes pas dans benn pièce boo xamante ne du yow yaa fa ne mais quand même am nga affinité ak xale yi ba nga xam ne ku ci def dara boo gagee dina la ne kat tata woo la man kat dama war a def bii dama gàtt lu may def nga defal lii parfois dañ may woo di ma wax naan ay dama bëgg man jooy bi moo may def problème. j'arrive pas à pleurer. waaw j'arrive pas à pleurer daal affaire daf may jaaxal. bu ko defee damay jékki-jékki rek li may waxtaan ak ñoom noonu rek jooy. émotion bi waaw jooy ba jooy loolu la yow. daf leen di jaaxal sax. wala man la defal lii boo defee lii man liñ ma jàngal comme ça di nga jooy. dafa am benn xale boo xamante ne pour mu jooy mu ko mujjee yërëm. loolu ngi làq ba fii
ñu concentré wu kii noonu ñu xaar gars yi ba sonn elle n'arrive pas à pleurer après ma ne leen ma ne réalisateur may nga ma mën nga ma may ma wax mu ne ma bien sûr ma ñëw ba ci moom ma ne ko xam nga boo bëggee jooy looy def mu ne ma naa ma ne ko dama lay wax li nga xam ne man moom lañ ma jàngal mu yomb ci man torop ma ne ko xam nga yaay dafa jege doom mu ne ma dëgg la ma ne ko da ngay xalaat yow ak say frère ak say sœur luñ mës a def sa yaay lu metti nga fekkee ko te mënoo ci dara ngay xale mu xool ma jékki-jékki rek commencé jooy man leen vous pouvez contourner est-ce que dafa jooy bu ma tuñ ko sax téye c'est l'expérience qui parle. mais si Ndeye Mbodj si on fait un virage diggante théâtre ba mu nekkee année 80 ak léegi sur le plan économique est-ce que réellement arrivé nañu à un certain stade de développement du point de vue de la vie sociale des acteurs culturels et de l'investissement? Bon, en tout cas avec les séries machallah à présentement ni on peut dire que ne les acteurs vivent de leur art. ci série yi. waaw parce que tamit nit tamit. ci yenn série yi. waaw parce que yëpp demeewul noonu. ah bon par exemple comme yow yi ngay def te boole wuloo ma ci par exemple xam nga kii bëggul ma am oto. kii mais man bàyyi na man wane yoon wi rek laa doon def. mais pour soo bàyyi. non man dama doon wane yoon wi rek. wane ni mën na nekk. non war a bàyyi. non man bàyyi dama doon wane yoon wi wane ni mën na nekk dans un café avec j'ai ouvert le chemin wane ni lii mën na nekk après su kii. animation bi wane naa ni lii mun na nekk. danga daw un animateur mun na def lii ba dem. danga daw. non daw ma daw ma damay wane yoon bi. tu n'as pas le droit d'arrêter. non man damay wane yoon bi. amoo droit pour wane yoon ak xaw ma looy def arrêter. xam nga man bi may ñëw ci un café avec loolu amul. amul waaw. waaw donc man damay wane yoon bi man damay défricher. léegi ñu ñoo lay interviewer fu mu nekk. damay défricher. waaw mais attends bu fekkee da nga wane yoon ba yoon bi baax. mais da nga koy continuer. mais tata dama am yeneen chantier. dama am yeneen chantier. baax na mbaa boobu acteur dinañ am ay milliards. il faut que acteurs yi am ay milliards. il faut nga nekk benn taille. xam nga man lu ma yéene. lu ma yéene mooy bés bi nga xam ni. dañu war a sargal acteurs yi ci pàcc bu ne. sargal ci réalisateurs yi. sargal ci ki nga xam ni mooy révélation bi. sargal ci ki nga xam ni moom moo gën a fës ci at bi. sargal série bi nga xam ni moo gën a def gën a rëy ci at bi. sargal ki nga xam ni moo gën a def lumière yu gën a baax. ci biir série sargal ki nga xam ni moom moo ki moo defar costume yi gën a macha allah ci yi série foofu la affaire bi toll. fu mu nekk nii pour man loolu chantier yooyu noonu ci laay xalaat ñu toog bés képp koo xam ni da ngay jouer. nga ñëw toog mu doon ay César ci ñun. c'est tout. mu doon même pas ay César xëy na mu doon ba pare mu ànd ak loo xam ni kilifay réew mi da ciy dugal loxoom. ñu jël ñi nga xam ni ñëpp joué nañu am nañu ci César yooyu ku nekk am fukki million. waaw wala ku nekk am juróomi million. mooy objectif bi. tu vois un peu parce que ils font la vie des Sénégalais. ces gens-là. moom dafa yéene artistes yi xam nga am na par exemple en Inde benn comme genre bi ngay wax nii il appelle acteurs yëpp yu mag yëpp. góor jigéen xaw ma ndax seetaan ngeen comme déet. après nga xool acteurs yu ndaw yi di interpréter au moins ba ku ci nekk li nga def ne serait-ce que une minute. bu fekkee way la fecc la interprétation xam nga loolu dafa neex. dëgg la dafa neex. dëgg la moo tax xale yi di TikTok vraiment je leur rends hommage. macha allah ndax au moins ñoom ñu ngi ñuy wan ne. yéen kat tata li ngeen di def. saf nañu ñun kontaan nañ ci. saf nañu. ndax ñu ngi koy reprendre ci réseaux sociaux yi ak tout et tout et tout. au moins encore ñu ci am dara ñoom. parce que bon acteur boo xam ne mooy loolu daal ñun soxoruñu. te ñoom suñuy doom lañu. man de bu leen neexee lu leen neex ci man nañ TikTok. nañ ko jël waaw au moins ñu am ci dara moo ma gënal ñuy jël gaal yi di dem. dëgg la mais tey Ndeye ñu ngi naan nguur gi dafa mayoon 2 milliards yi ñu war a séddale. waaw yow ñaata nga am. non xaalis bu ñëwagul mais xam naa ni moom buy bëri ay comme bëri ay 100 000 la gën a jot bi tam sàdd. je me dis que loolu mais parce que artistes yi ñoo bëri. waaw y' a on est au moins 20 000. au moins 20 000. 20 000 sur 2 milliards c'est 100 000. c'est 100 000 francs. Tata. waaw bon mais quand même je crois que c'est bien répertorié quand même. par rapport à la première tranche. waaw xam nga boobu y avait beaucoup de bruit. waaw am na ay gars yoo xamante ne ay artistes yoo xamante ne fayeeku nañ 2 3 fois. xam nga loolu am na waaw. mais bii moom. ils ont pris leur temps. voilà xam nga au moins yow di nga xam ne même bu dee bëriwul tamit. di nga xamante ne c'est bien fait.
c'est bien waaw c'est vraiment bien. chapeau au ministère de la culture. Waaw. et toutes mes félicitations au chef de l'État. waaw vraiment mais nag nay yokk nag quand même. waaw nay yokk nag. na yokk loolu waaw. mais xam nga lu ñu prévoirul woon la ci budget bi. ba mais xam nga yéen jot ngeen. mais pourtant ñun les animateurs ci lañ bokk. animateur ci lañ bokk kay. waaw mais kenn joxule. lu tax. parce que kenn animateur joxule ci lañ bokk. boo la ñëwoon say bi kay. non nañ bu ñu leen ne boole. woon bu ñu ne woon animateurs yi. animateurs yi doon 1 million réew mi 1 million d'animateurs là. c'est pour les professionnels quand même quoi. ça voulait dire que les animateurs ne sont pas des animateurs yi professionnels. ils sont dans les trucs privés. animateurs mais ils sont- non ñi nekk ci théâtre bi ci c'est lañ ils sont bokk dans des sax. trucs Non, privés. dugg nañu. ñoom xam ils nga sont lan dans mooy les- problème bi waaw. man li ma bëgg. ah nañu voté le statut de l'artiste. jeex na. ñu xam qui est Qui est qui, voilà. qui fait quoi. Qui fait quoi. qui est où. c'est important. waaw. ndax nag léegi métier bi ñi ci dugg dañoo bëri. Bëgg te na. bokkuñu ci. ñi raas déem dañoo bëri. yaa ngi doog a ñëw dañuy daal. ñëw dégg rek président kat jox na artistes yi temps. Ah. nga ñëw bëgg cee bokk bëgg ko xëccoo ñi nga xamante ne ñoo moom. Ñoo ko moom, waaw. xam nga tam loolu baaxul. heureusement que léegi base de données ministère de la culture. képp koo xamante ne artiste bi nga te nekk ci benn association bokk ci liste yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir. nga xam ne la prochaine fois bu ñu voté le statut de l'artiste. doo am coow. doo am coow. yow dañ leen koy def ay musiciens la dans quoi looy def defoo dara musicien laa rek parce que bëgg nga rek bëgg ci mbir mi. mais ko am guitare doon musicien. moo guitare bàyyi loolu samay guitare la. mais nag wax na wax ji daal. xam nga waaw. fu mu nekk ni il faut Dëgg la. qu'on parvienne à identifier. kii Effectivement. ñu ñaan waa assemblée bi. ni ñu nar a gaawalee nii affaire Sonko bi. Nañ ko gaawale nag suñu mooy bos nañ ko fast track suñu bos bi. non attention les artistes Waaw. ne sont pas n'importe parce qui que loolu la daal. parce que bu doon ñun waaw. dañ nekk n'importe qui waaw. kon le président de la république duñu tuddee bés bu toll ni bi mu ñu tuddee tuddee ko agriculture tuddee ko kenn culture la ko jagleel dëgg la. kon nag monsieur le président nañ waxante dëgg deel yokk nag sax la ko oui ma deel yokk wax ko kii musóoru tamit. waaw man ak moom boo wax xam nga na ko xoolal ko bëgg moon tudd turam wax ko wala jubboo maa ngi moom dafa bëggoon jubboo moom wax ko première dame rek. kan wax ko première dame ne ko waxal président mu yokk loxo. yow wax ko man nii nu ma ko. man mii miinu ma ko ah da ngay defante nag léegi. damay defante ah ak moom. xanaa xam nga ni kii maa ngi moom la non 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 Dëgg la. dëgg la, dëgg la. da ngay defante sunu ma rek. déedéet du ma defante moom kooku baax la moo njëkk ci non man wan ko ne artiste nga nag léegi yow. noo xoolal moo njëkk ci man non defal ba tableau ma kenn gëmulee defal tableau. yow tu sais que ne man dama am benn structure bu tudd Mour production Mour production. waaw ah da def ngay ay sketch ci yi nga xamante ne mooy civisme civisme. waaw ok def naa ci 23 mu ngi ci YouTube bi mais bi ma kenn gëmulee moom daf ma gëm ak Ageroute dañ ma gëm jox ma fenn million ma liggéey macha allah. ah macha allah maa ngi sant yàlla en tout cas yàlla na man daal au fi mu ne nii daal xam nga loolu bëgg oto oto. am naa permis depuis 2007 aw ma oto léegi xanaa Boubacar Diallo kay ngir yàlla dina may oto oui ma dégg naa doléance bi. ah bàyyi fi li ngay def ni nga koy may maa ci gën a yey dégg naa doléance bi. mu ngi may oto. te yaay sama mbokk. di may ay te oto première dame aussi mu ngi may ay oto. te maa mu mu rafetee woon te dëgg la may yaay xaalis sama mbokk. gis nga te mooy sama mbokk. gis nga. waaw gis nga. waaw te mooy sama Maam mbokk. Malika waaw maama en tout cas. waaw. ah moom da daan na may ay ñaar dërëm dëgg la. ay doomu sëtam bii ni mu bonee ci man fépp laa koy waxee ba nga indi ko mais Ndeye moom maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Ndeye. mais kontaan bu baax a baax a baax a baax. avec beaucoup de plaisir vraiment. Le plaisir ñoo ngi lay est gërëm di la partagé. sant yal na yàlla def jàmm ak Amiin, sutura. amiin, mais amiin. pour moi ce plateau est un hommage aux artistes. et un hommage à la Médina. que nous portons dans notre cœur. Vraiment. Médina suñu biir xol la nekk. waaw, waaw. 17 18. waaw. 23 29. 19. 19. 2 bis. man sax maa ngi lay dégg nga man 17. ak plus 5 ak Moussante xam nga marché Moussante. yàgg na saa waay dëkkoo seen Dakar. koñ sa koñu maam la nekkoon Ah. waaw waaw waa tege boobu yow tamit. man école Médine. waaw ah comme ni waaw kon booy dañuy bandi lu rek maa wax lii. bandi lii la bandi maa la wax ay lii. màgget lañu di ko gërëm bu baax di ko Merci, sant jërëjëf. merci à Djibi merci beaucoup Jërëjëf, jërëjëf. merci ça a été un plaisir pour nous de vous servir dans Tok Tok Sénégal rendez-vous s'il plaît à demain d'ici là portez bien vos masques et prenez bien soin de vous ciao et à demain Inch'Allah.